laata ñu tàmbali mbir mi. astaghfirullah def fatiha def salaatal faatihi def ayatul kursi ixlaas te di ko salaatal faatihi ñaan yàlla li ñu sumba ni yàlla ñu si yàlla defal ndam. وسهل لنا كل أمر عسير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد فلا تفتح له بالشر والشقاء وتنجينا من جميع الأهوال والآفات وتعطي لنا بهذه الحاجات وترفع عنا وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والمولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين. ñu door tàmbali li nga xamante ne moom mooy cérémonie bi. xamante ne ñoo nekk ci présidium bi nekk kilifa yi nga xamante ne day ñoo fi nekk ñu suñu kilifa yi seen bi jiite li nga xamante ne moom mooy wàllu culture bi ci wetam ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Sarr père bi président Frey Yoff si ki ko féete ci ndeyjooram muy di nuyu président Frey Yoff di nuyu sant yi di nuyu laaj bi rek ñoo ngi nuyu bu baax notre maire di jox sa wàlluwaay di nuyu waa Ville de Dakar ak yéen ñi nga xamee ni yéen a moom bis bi tey yéen ñi nga xamee ni donc yéenay former seen regroupement des anciens footballeurs de Yoff mooy wax sax des anciens professionnels de Yoff moom doon fàtte bi def si paie mu ngi naan def des anciens professionnels de nuyu donc au nom du maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr mu ni woon bu ñu ñëwee teewee si bis bi dinañ leen gërëm bu baax sant leen parce que d'abord si seen séance de formation bi ngeen jot a def yëg na ko donc début bi waxtaan na woon ak yéen wax leen li nga xamee ni mooy xalaatal mooy vision si wàllu sport vision bi nag mu nekk loo xamee ni daf ko tàmbali si tabax wala réhabiliter defaraat li nga xam ne mooy wax le stade multifonctionnel de Yoff parce que stade bi bu pare dana am njëriñ bu baax a baax a baax si sport bi Yoff loolu moo taxoon mu am taxawaay bu mag a mag a mag si wàllu gouvernement bi mu nekk ba am projet defaraat stade bi yàlla jàppale ba stade bi defe naa ne dimanche bi ñu def visite de chantier kilifa yi gis nañu ni li si des bareetul gros œuvre yi jeex na defe naa ni lal gazon bi moo des rek ak projecteur donc loolu aussi bu nekk un projet boo xamee ni daf ko def ngir sportif yi nga xam ne ñoo nekk biir Yoff parce que moom si boppam xam na sport lan mooy njëriñam parce que wàll bi mu nekk mu di wàllu santé dafa nekk loo xamee ni sport dafa am rôle bu mag li mu si joué parce que garab bu njëkk si wér-gu-yaram mooy sport donc yéen ñi nga xamee ni aussi da ngeen nekk à l'avant-garde nekk si dynamique boobu donc vraiment daf leen di gërëm bu baax di leen sant di leen remercier si li ngeen jot a def si wàllu formation parce que dana permettre am yeneen compétence yu jël yeneen nit ñoo xamee ni tàggat na leen si wàllu sport si wàllu football ñoom aussi ñu mën a jàppale la jeune génération donc di leen gërëm bu baax di leen wax yéen si biir benn Yoff ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue ñu leen di wax dara leen jàpp donc kàddu yooyu la moo xool bi ma ñëwee naa ko jàllale di leen remercier bu baax wala merci. Diouf Sarr su koy teg si loxo si partenariat bi nga xamante ne séq nañ ak moom mu rafet loolu macha allah kon association bi ñu koy gërëm di ko sant bu fekkee jàllale na ko si ñi nga xamante ne ñooy collaborateur yëpp kenn bañ a manqué loolu daal association bi dañ ne woon foog ñu jàllale ko di ko remercier bu baax di ko sant di ko ñaanal
yal na yàlla yëfal yéen si kawam lépp loo xamante ne nekk si yow yal na ko si yàlla jàppale mu nekk ndamal ñëpp yomb na yàlla yal na ko yàlla defal donc association bi nag noonu ñu egsi fi mën a teewal ñu wax ko loolu kon dañu jàpp ne ne yow yaay Diouf Sarr kon ñu leen di gërëm leen sant si ñi nga xamante ne collaboré nañu ak yéen di si toftale ay biram ni macha allah waxoon nañ ne dañ koy ñaanal yàlla parce que franchement lii bu egsi fii lépp moom la dafa bokk si ñun parce que dañ ko seeti mu ne su may rakk ngeen su may jàppal ngeen lii ngeen di def man ngeen ko defal kon sama buntu ubbi na heure bu leen neexee ñëw leen loolu doyul moo dañu benn nitam bu mu wóolu mu nekk suñu biir lépp loo xamante ne soxlaa na ci ñu taxaw si ba si dara manqué yow kon li fekkee ci kanam mbooloo mi ne si ñun la bokk la ñu waxoon démb ci këram la ñu waxaat tey ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it lépp loo xamante ne su mën a ko yàlla ko si yàlla jàppale te mu gën ci moom franchement kontaan na ci moom mention spéciale si tafta aussi yéen Hadj Khalifa Dir seeti nañ ko këram si yu mel ni dañuy yëngatu si Sénégal ñëpp xam nañ ko muy le directeur bi nga xamante ne moom la yàlla tabb ci kaw li nga xamante ne mooy la richesse wàllu économie ak yooyu franchement rafetlu li nga xamante ne def nañ kontaan ci lool teg ñu si aw yoon si ay xalaat yu gën a yaatu yi ñu jaxtaw woon yëkkati alalam joxe bëggul sax bu dugg trop mais rek franchement association dañ ne nañ ko dégg ci kanamu mbooloo parce que ñi fi nekk xamante ne aussi ñu ngi si wàll woowu ñu xam ne aayul defal ñu wax ak aayul sama defe naa lépp bu baax na feeñal ko pour aussi ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi xaw a yéexal ñu fesal seen alal dina baax donc ñu ngi sant El Hadj Khalifa Dir bu baax a baax a baax ak APES bi nga xamante ne fan la ñu daloo mu nekkal suñu siège franchement ñu joxe benn subvention bu consistant du sax li nga xamante ne am na bu bokk si ñun ne fa muy le comptable ñi réunir foofu mais ñoom aussi franchement dañ ko jox ndigal du sañ-sañam moom amaat déedéet mais dafa nekk ku yaru bu baax moo xam ne aussi ñun li ñuy liggéey njariñal Yoff la ñoom ñu wóolu ko nekk kër ga amoo mu nekk suñu siège ñu yaatal ñu fa lool ba pare yëkkati alal joxe kon ñu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di si toftal Ousseynou Thiaw macha allah muy suñu grand frère bokk si ñun aussi mu ngi teg ci aw yoon yëkkati alalam jox ñu war ñoo teg si aw yoon ne yam bi du yam fii bu ngeen génnee si ne am na leneen lu leen di xaar comme Yoff moo leen ñor nañ ànd liggéey li si kanam rawul ay bët lu si bari lu muy wax day jëf ñëpp gis kon ñu ngi koy remercier ci kanamu assistant bi fii Moussa Sène aussi muy conseil municipal bu bokk si ñun franchement nekk si ñu morom chaque jour am na ñu muy giseel lépp loo xamante ne rafet na mu ngi si biir dara ñaaw kon nag ñu koy sant di ko gërëm di xamal le conseil municipal que ni franchement Moussa Sène si ñun la bokk te lépp loo xamante ne luy yombal suñuy gën a diggante le maire ak suñu association ak yow mu si taxaw kenn kàttanam franchement moom aussi jàppale na si la bokk def na si alalam def si taxaw def si xalaatam kon jàppale ne monsieur bi xëy na jot moo dul am mais moom dañ jàppale si association bi la bokk à 200%. seet woon nañ aussi le président Mbaye Diouf Dia franchement aussi moom am na lu mu ñuy waajal le 17 février war na am benn symposium boo xamante ne association bi war na ko taxawal moom mooy nga xamante ne moom lañ seeti woon moom mooy ki nga xamante ne lépp lu ciy wax incha allah dina si am taxawaay dina fi indi ay experts par rapport ak li nga xamante ne su ñuy yëngatu ñu jéem a démarrer si ay bases yoo xamante ne yu wóor la amoon na yéene bi bu yàgg xëy na si yàlla mu ko dogal si ñun ñi nga xamante ne ñoo jóg pour li nga xamante ne mooy football yoo fi mu toll ñu jéem koy yóbbu si yeneen niveau donc ñu adhéré au projet à 200% te incha allah fii fan dinañ taxawal loolu. jox nañ si ak Mansour bu baax a baax dem nañ ba këram mu rafetlu loolu wane na ci la bokk wax ñu xalaat bu rafet macha allah kon aussi ñoom ñu ngi koy gërëm. am na koo xamante ne kii defal ci man muy saltige muy bàyyi si man aussi ñu koy tiitaroo franchement këram mooy suñu kër lépp lu fi rafet teg nañ ci aw yoon wane na ne kilifa la te macha allah ñu jàpp nañ ne lii nga xamante ne mooy sas wi mu ngi si kon nañ koy ñaanal yàlla yàlla dëgëral li muy nekk ndaw lépp franchement ndamal yoo fekk la bëgg kon ñu ko si gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mu dëgëral ko mu nekk lu jafe
mu nekk law nekk kilifa moom yàlla tànn na ko kon yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla naaw et puis ñaan aussi tous les dignitaires yi nga xamante ne ñu ngi si biir Yoff di si jiital grand jaraaf Seyni Gueye muy suñu nijaay aussi bi nga xamante ne jox nañ si ñu jëkk seeti la bokk moom aussi c'est un sportif à 200% te daray érection ump ko si wàllu sport aussi lépp fi la ko fekk mu teg ñu si aw yoon si wàllu historique jël alal jox ñu kon nag mu ngi fii si mbooloo mi je pense que dañ koy ñaanal yàlla aussi yàlla wér ko fanam dañ ko wér lépp loo xamante ne mébét na ko si Yoff muy borom dëkk bi yàlla jàppale ko si ak borom doom bi tànk yëpp di jiital président Faye Yoff muy ay Pedre muy ku ñu yar ku ñu encadré ku ñu teg si aw yoon bi ñu dalee football ba léegi franchement aussi moom mention spéciale ak ñi nga xamante ne ñooy stagiaires yi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax seen comportement ñi jógee fi nga xamante ne dafa bawoo Ouakam ak Dakar ak Ngor nekk nañ si stage bi franchement wane nañ fi yar ak teggin wane ne fi lañ bokk désormais fi lañ bokk on est une famille te kontaan nañ si stage bi franchement ñu ngi def mention ak le doyen bi nga xamante ne mooy ron stade bi muy Moussa kontaan nañ si moom ñu ngi koy sant di ko gërëm mention spéciale ancien joueurs yi nga xamante ne ay doyen lañ si football bi ñoom Boy Seck ñoom Max ñoom ko ñoom ñëpp franchement fuñ oote ñu jóg ñoom jàppal nañ ne daal ñoom la ñuy defal mbir bi xëy na ñun ñoo gën a oyof mais ñoom aussi amuñu seen fay yàlla leen yàlla bàyyi ba sa kanam ñu gunge ñu waaw franchement Khalifa Ndoye moom mention spéciale moom da ngay ñëw kër sax na jël ko woon moo doon gën a toog bay benam ñëw dem yéen oo leen ma téléphone sax lépp ak oyof la daal donc boo xam nañ ma déglu ko lii mais comme wax bi dafa xaw a maanaam temps bi dañu xaw a tënk dañuy jéem a gàttal rek ak lu si juum lu si ñoom de si jëmma ju doy ni la mais bu ma teel rek yàlla si kàttanam moo ko matal waxoon nañu ëpp loolu daal ñu ngi jéggal si kàddu yi yàlla ñu yàlla defal dégg ak taw wasalaamaaleykum wa rahmatullah. donc dañuy wax ne bu fecc mu xare neexee dafa naa ndey moo téye ci mbagg yi bon teg téye de suñu mbagg comme ni nga xamante ne laa ko aussi téye de suñu mbagg moom élage bi rek nii moo ko jox kàddu. donc Daoud maa ngi lay remercier bu baax si kàddu yaakaar naa kàddu gi sax teew foofu ndax loo bokk amoo dara loo xam ne lii moom la ñu si gërëm ndax yéen li nga si ku doon loo xam ne lii vraiment ñun ñoo ko moom ñu ngeen nekk ay ndaw ñu ko doxal avant may sori rek damay nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk si président bi te commencé par monsieur le maire Ibrahima Fall di la nuyu bu baax a baax di la yëgal nuyu aussi maire Ndao Sarr bu weesoo loolu ñu jaraaf seen liggéey jaraaf seen moom ñëpp xam nañu ne si sport yaakaar naa ne ñi samp sport yi Yoff si la bokk di nuyu président Faye Yoff ak sama nijaay El Hadj Ibrahima Sarr dem si saltige moom benn affaire si Yoff très sincèrement ku jar a gërëm ku jar a sant parce que nekkul ci football rek lépp loo xam ne bii même ni xale yi def sax yaakaar naa moom moo ci mën lépp lu nit di def ci muy éducation bi sport bi santé bi leneen lu mu mën a doon vraiment il faut nga gis ko si di nuyu El Hadj Sana di sama morom sama fu war a doon ak yëpp ak ñi nga xam ne ñi ñoo ñoo autour daal di donc ñu ngi remercier ñëpp parce que tey yaakaar naa ne tey xol dafa sedd parce que lii ku ko gis muy honneur man dafa nekk ci man honneur bu mag a mag parce que lépp loo xam ne lii Yoff moo ko moom ñu jiital la ku gis ñi nga xam ne ñii di gis di remercier El Hadj Birame ñi di def lépp cela veut dire que li honneur bu mag parce que amoon ngeen fenn fu ngeen mënoon a jaar ci dëkk bi mais da ngeen bàyyi lépp ñëw si man
fi ngeen ma tegu leen sax les autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi donc man dafa nekk honneur ci man lépp lu ma ci def dama koy xeeb ndax développement wu Yoff muy démarré par la jeunesse te yaakaar naa ne li ngeen tax a jóg c'est tellement sérieux que ku leen gis ngeen di liggéey vraiment bu bëggee dëkk bi dina ànd ak yéen jàppale leen si parce que nelaw leen guddi nelaw leen bëccëg da ngeen bàyyi seen lépp ci loo xam ne benn voilà kenn fayu leen dara donc ñun li ngeen war a delloo ñu mooy lépp loo xam ne soxla ngeen doon ñu jàpp si te incha allah fépp fu ngeen jëm dañ leen accompagner dañu ànd ak yéen uti ñu si dëkk daal uti ñu si ndox uti ñu si daal li ñu bëgg daal mooy ngeen continuer parce que sant yoo xam ne wala am na foo xam ne fii boo fa toll man am na foo xam ne fii boo fa toll yaakaar naa ne dëkk loolu ñëpp xam ne dafa am yoo xam ne ni tey lu waay démarré bu ñu ko démarré ko rek dañ ci seen dañu commencé am ñaar mais li ngeen jàpp dafa doon loo xam ne lu wér la lu wóor la donc ñun on est obligé jàppale leen si di remercier nag ñi nga xam ne ñoo nekk yëpp di leen féliciter encore une fois et di leen ñaanal yàlla aussi di ngeen entamé vraiment yàlla teg ci loxo vraiment pour nekk njëriñ ñoom yëpp la ma leen di gërëm baax dañuy jaajëfal El Hadj Birame sant bi mu koy présenté aussi naan si benn côté rek lañ ko présenté mais ñoom ñi nga xamante ne dañuy jël par carte bi maa ngi seen doomu tànk ay sportif lañ. El Hadj Birame ancien footballeur ancien arbitre il a été donc président du président sportif de Yoff donc si wàllu boobu dañ ko si jaajëfal parce que dañ si ay jéego yu bëri keneen kii topp si moom moo leen jël parole aussi nekk ci frais yi muy El Hadj Sanadil c'est un ancien footballeur ñoom ñëpp dañu bokk si association on l'appelait Platine am na lu tax donc fii donc ñi nga xamante ne ñoom ñooy xaaral yoon bi avant que ñuy dem El Hadj Sana moom mi nga xam ne moo yore wàllu tàggat yaram bi si frais yi ñu doog ko yéen si kàddu. Bonjour tout le monde, merci Daoud. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di feddali sama kóllëre avec le monde sportif. Sama teewaay tey fii je pense bien que ñaari fàtt na la li ci dëkk d'abord mooy je représente le président Mame Ousmane, président Fray Yoff, en tant que président, troisième vice-président chargé de la vie politique et sportive. Beneen bi aussi muy que man je suis du milieu sportif. may rafetlu d'abord stage bi initiateur bi nga xam ne tey képp kuy footballeur boo ci jaarul rek je peux dire que ne xamoo dara ci football pour plusieurs raisons. Man dama football ba bàyyi en 1983 yàlla def à l'époque la FIFA avait organisé stage bu demee nii au niveau de Matam temps boobu may doon évolué à Matam. La FIFA avait dépêché Mawar Ba ak Babacar Ba defal ñu stage initiateur. Donc stage initiateur doon loo xam ne ni d'abord mooy base football mais boo ci jaarul rek xamoo dara ci football. Lu tax xamoo dara ci football parce que la technique du football pour nga xam ko il faut nga jaar ci stage pour nga entraîner pour nga coacher xale yi il faut nga def la psychologie de l'enfant de 0 à 14 ans pour nga mën a xam vraiment les règles du jeu. Pour nga xam football d'abord aussi il faut nga jaar si les 17 lois du jeu. Non seulement di nga def technique du football di nga def arbitrage di nga def lépp et aujourd'hui tey occasion la pour yéen ñi nga xam ne tey vous êtes des futurs entraîneurs amaana que stage bi jël ngeen ci loo xam ne nii aujourd'hui à l'époque xamu leen ko woon les dimensions d'un terrain le poids du ballon les différents coups francs. Le 9-5-3-2, je pense bien que coach
gars yi yëpp jàng nañ ci donc aujourd'hui tey dina leen permettre ngeen xam lu bëri ci football en tant que football loolu nag ma li stage bi tey li ngeen ci xam leen ko jàng ngeen ci lu bëri te aujourd'hui yàlla def na affaire bi c'est venu à son heure parce que actuellement nous sommes dans un monde boo xam ne bi à l'époque on disait football industrie boo xam ne bii tey ñun Yoff yàlla def na peut-être amaguñu chance am un professionnel de haut niveau mais aujourd'hui avec seen stage bi tey yàlla mën na def mu jaar ci yéen ba ñu am li ñu bëgg donc pour ne pas monopoliser la parole maa ngi ñaan au sortir de ce stage lépp li nga xam ne jàngoon ngeen ko ngeen transféré ko boy pour que ëllëg xale yi aussi mën a am une base solide pour ñu mën nañ devenir de futurs professionnels. Encore une fois merci. Je remercie les encadreurs. Je remercie aussi su ma ko waxul aussi tey aujourd'hui su ma nee du football c'est par rapport à mon témoignage le grand Jaraaf il a eu à m'encadrer temps yi nga xam ne maa ngi def sama début football à 18 ans déjà j'étais titulaire à l'équipe de Yoff c'est grâce à lui le grand Jaraaf je me souviens à l'époque bi nga xamee ne temps boobu c'était ñu doon def ay présélection au niveau de la région du Cap-Vert bi nga xamee ne moo ñu yor l'équipe nationale dafa ñëw di superviser équipe bu Yoff temps boobu on avait presque 9 présélectionnés donc je faisais partie donc Jaraaf grand Jaraaf encore une fois merci. toujours si frais yi dañuy jox kàddu gi nga xamante ne moom mooy le président des frais Souleymane Sass Pell moom it nekk koo xamante ne aussi sànq rek mbay la mu koy wax bokk si ñi nga xamante ne ñoo encadré ñi nga xamante ne ñoo nekk ay footballkat yi yoon am apport bu bëri ci li nga xamante ne moom mooy la renaissance sportive rajo Pell. bismillah. asalaamaaleykum mbooloo mi gannaaw bu mu nuyoo organisateur yi nga xamante ne ñoo teew si ay si bés bi nga xamante ne moom la ñu war a produire stage bi mu leen def damay nuyu d'abord ñi nga xamante ne ñoom la ñu fekk maanaam le maire si présent di ko nuyu di ko yóbbante si nuyoo si du sax di nuyu ñoom plage biram ak ndomb yi nga xam ne ñoo toog fii yëpp ak kilifa yi nga xamante ne ñoo doon def stage boobu di wax ne je ne serai pas long si li nga xamante ne moom lay lu dul di ñaanal ñi nga xamante ne ni tey secondaire li nga xamante ne mooy mbëbët bi leen dugaloon ci loolu ba ñu koy def ñu xam importance bi fu mu toll ñu leen tàllal suñu loxo pour que ñu jàppale ñu si éducation bi nga xamante ne bii moo jëm si xale yi nga xamante ne bii ñoo nekk à la base et pour que ñu mën a rehausser les football yu fort di leen remercier si initiative bi ngeen def ba toll foofu muy mbëbët boo xamante ne yàgg na nekk Yoff nit ñi bëgg ko fekk na boobu yàlla mu ngi ko jaarale si seen loxo ba mu jaarale seen loxo tey ba mu am réussite bi bés bu yàgg na lool ñu di leen ñaan ngeen jàppale ñi nga xamante ne ñooy seen diral te nekk sur le terrain ngeen jàppale leen bu baax pour ñu mën a réussir di leen tendre la main aussi pour ngeen ëppale ñi nga xamante ne ñoo téye équipe locale muy renaissance parce que renaissance soxla na ay loxo nekkul si rek nga sol sa blouson rek ñoo taxaw si terrain loxo nekk na si fànn bu nekk nu mu leen ko xam parce que ay acteur ngeen donc si wàll woowu ñu di leen ñaan ngeen ñëw taf leen ànd ak ñoom pour que ñu mën a def si fi nga xamante ne fa la ñu toll parce que fa ñu toll lu honoru Yoff war ñu dépassé bu mel noonu parce que sincèrement man fàttaliku ma sax yeneen ak lañ nekkoon foofu fàttaliku ma ko tellement que dañu tàmm ñu jëlee premier rôle donc waruñu dellu ginnaaw bi toll fi ñu toll te lii nga xamante ne moom ngeen bu sumb ko ba def
réussite li nga xamante ne moom la war a am li nga xamante ne moom lañ si escompté mooy que li nga xamante ne moom la ñu am muy équipe locale suñu football bii si dëkk bi ngeen di aussi parce que bu ngeen di uti ji xam-xam def naa da ngeen di uti ji pour mën a defar li nga xamante ne moom ngeen moom nit ki nag war ñuy dem di jéggaani yi dafa war a jeex li nga xamante ne gis nañ ñu doon yoo xamante ne ñu war ñu taxaw fi nga xamante ne mooy place bi nga xamante ne moom la ñuy jéggaani yi war a yóbbu ko def si dëkk bi si wàll woowu ñu ñaanal li ngeen di dugg suñ bopp ba yàlla jël leen si ndam li sa topp yàlla dafa yàlla oyof ba nga xamante ne bi yow dina si gis njëriñ dina xamal ne en tout cas nous tànnoon nañ leen dina xamal ne nous sommes là pour la population newuñu fi pour leneen ñun dama Yoff dong moo ñu intéressé leneen intéressé ko te nous comptons le partager avec je vous remercie. merci donc tey ci borom ndombu tànk yi El Hadj Mamadou Mbengue moom sama maam nga xamante ne suñu partenaire non il faut nga yëg ci piquet sa liggéey parce que aussi lu tax da lay jox kàddu yaa ngi ci notabilité yi yaa ngi ci borom ndombu tànk yi mais da nga bokk suñu te wane nga ko yaakaar naa ne ñu def remerciement sax am na fu nekk foo xamante ne teg nañ fa suñu tànk yàlla ak yow. moo tax ñu mën ko am bon élage bu dee benn ministre déggu nga wax kilifa bëggoon bàyyi kàddu waxaale waaye xanaa ne kenn du ko dellu ñooy def mooy remerciement ñaan tàmbali ngërëm yedd si loxo yàlla la ko tàmbali tey ñu ngi yeddal tey yàlla si xéewal ak sutura ak yokkute topp di remercier Moussa ak équipe bi mu àndaloon ñoo defal ñu am solo ci si biir Yoff waxoon nga leen que li ñuy démarré yaa ngi wax que dem nañ ñëw kër nga mën ne nii ñëpp dañuy jéem ñu ne xaw nañ fee di lay remercier di nuyu kilifa yi di jaar waaye di jaarale suñu ñu tegal ñu ko si premier adjoint nekk si municipal di ko remercier si ñu wér tey jaraaf seen tey si président ñoom sànn les frais di nuyu El Hadj di rafetlu taxawaay ku nga xam rek xam ne lépp lu yow fi yëngal rek loo xam ne si ñu koy ñaan en tout cas di jaaree na si xalifa ñi sportif yi fi ne ñu jaaree si moom remercier leen si li nga xam ne taxawal ngeen si biir Yoff mooy taxawaat wàllu sport Yoff du yomb waaye yombal du yombal si bu ngeen leen sànnee wax ngeen bàyyi yombal na si bu leen sànnee wax ngeen bëgg Yoff noonu lay fonctionner maa ngi leen di ñaan ngeen am résistance nga ngeen dëgër si li ngeen def bu leen kenn sànni baax ba ngeen bàyyi ngeen parce que bu ngeen ko bàyyi keneen du ko def moo tax loolu dañu waxoon su ouverture bi ñu koy wax continuer leen parce que le ministre nga moom wàllu sport mu def le 3e stade du département Dakar bi si gën a mag sport yow continuer di soor loolu jaatul lii la bunt bi ngeen di jàppale maire boobu wàllu sport ma di dem kanam vraiment ñu leen di sant si li ngeen taxawaay bi ngeen am di leen ñaanal yàlla dëgëral leen yokk seen kattan ak seen sutura ba li ñu bëgg si sport rek yàlla defal na ñëpp ñu ànd Yoff jàmm rek a fi Yoff gi jàmm rek a fi kon ñëpp nañu dox si jàmm parce que bu dul jàmm waaw keneen du man leneen waaw kon ñu ngi ñaan yàlla ñu yàlla defal jàmm dëppoo parce que seenu asamaan jaww boo xamante foofu lu baax rek Yoff bu ne war nga see dugal ma kon loolu ñu ngi leen di intervenir ñu ngi interpellé ñëpp le maire coutume be ñëpp bonne volonté Yoff gi suñu Yoff la ñun ñëpp ñoo si war a dugal suñu loxo pour ñu dem kanam vraiment yàlla nañu yàlla dimbali si loolu di sant wala ministère di jaar si ñoom ba si ministre Matar Ba vraiment moom it mën ngay ñaanal mondial bi ñu jëm yàlla na si yàlla defal ndam defal na si le président de la république parce que moo gën a ko ndomb naan wàllu sport mën a développé ñu mu développé si
magistère di ñaanal sunu ministre maire Abdoulaye Diouf si taxawaay yi mu def si wàllu sport yàlla moo taje ko yéene ñu seen yëpp vraiment di nuyu ñëpp di wàllu ñu tax di ñaan yàlla doole jàppale si yow bi nga xam dëkk bu màgg la dëkk boo xam ne depuis 6 siècles mu ngi am kon dëkk boobu ku ko dëkkee rek war nga am taxawaay boo ràññee kon loolu la ñuy wax vraiment di baalu ñëpp ak di ñaan ñëpp yàlla doole si loolu ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi dellu cant yàlla ñu ngi dellu di sant yàlla moom mi nga xamante ne moonu may ak wér ak kàntan ak jàmm ak salaam bu nu mën a daje fii parce que su jàmm amul woon kon daje mii du fi mën a am waxtu temps bi ñu fi toog yépp mbir mi wax ji dafa sotti parce que ñi fi wax ñépp ñuy dégloo seeni kàddu man lañu waxal parce que li ñu fi wax mënuma weesu seeni wax mënuma ko jëllu mënuma ko kii waaye li dellu rek di li ñu sante yàlla tamit di gërëm mbooloo mi Yoff nag jamono bu ne dina am doom yu juddu la fi sooxe ñu defar ko Yoff saa yu ne dina am doom yu juddu liggéeyal dëkk bi ci li nga xamante ne mu ngay sooxe ñu gërëm le maire ak ki ko fi teewal parce que Ibrahima Fall mi fi teewal maire mooy maire bi ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ci li nga xamante moom la yor moom lañu ko dénk da koy doxal et stage bii de association bi nga xamante ne ancien footballeur yi ñu wax xale Yoff lu ñuy xale ay mag lañu ay responsable la loolu seen waru gor la am na ñu leen jiitu de li formation bi ngeen yor ñenn seeni bàyyi ku mel ne Maguette Sarr ngeen dund waaye bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo fi jëkk am formation boobu diplôme bu initiateur waaw loolu kat donc kon du bees ak ñeneen ñi ñoom sóori ñi fi jaar ñëpp ci ilimaan denge ñi ba nga xam ne am nañu un premier degré ñëw ba troisième defe naa ilimaan donc kon ku nekk yaa ngi liggéeyal dëkk bi te su ko defee rek wax ji bañ a gudd lool di ñaanal mag ña ndëkk waaw keroog wax naa ko darooba yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla mag ña fa ñu tëdd yàlla na seen yàlla na yàlla yokki leer parce que kat stade boobu la terrain bi yàlla mu ngi ko jaarale ci ñoom du ma guddal terrain ba mu newoo ca sawu ba ca waraat ñëw tund tóngoor ñëw fii ci stade bi fii ñuy wax naa terrain nangaañ terrain Espoir de Yoff la woon ñu joge fa yaa ngi ma dégg ñëw diggante nenaa tax tóngoor joge fay ñëw ci armeel yi joge fa yaa ngi ma dégg amuñu terrain ba ñu waxee mag ñi ne Yoff kat li mu moom mu nga jàmmalaay waaw Yoff suufam li mu moom mu ngi commencé jàmmalaay ba kaña boo demee ba ca ginnaaw Kaayaar waaw jàpp ba mbéjéen loolu àllal suufu Yoff la parce que Yoff dafa xare jot boppam waaw Yoff dafa jot boppam xeex ak njàmboor waaw fa ñu jaar fépp domaine u Yoff la waaw boo toogee tey ñu naa Géejawaay ay Pikine ñu ngi naa di suuf di xëccoo suuf damay jaaxal sax dëkk yoo xam waaw kon nag nun nanu xam sunu bopp xam ne nun yoo xam ne dëgg benn lanu waaw comme que benn lanu mënoo doon ñaar li nga xam ne noo ko bokk ñun ñëpp nu góorgóorlu gérer ko
nu ngay ñaanal stagiaires yi waaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla doole leen sutura ba nga xamante ne seen i doom ak seen i jarbaat yi fi nekk ngeen former leen bu ëllëgee ñu am dara ah football kat léegi njariñ a ngi ci sànq am na ko wax sana wax na ko nga ma dégg njariñ a ngi ci bu jëkkoon bànneex rek la ñun suñuy jamono waaw waaye boobu xaalis amu ci kon nag ñi yem wax lii kon nag war nañu doon di sant yàlla terrain bee ba ñu ko commencé ba tey jii ñi fi jaar ñëpp liggéey nañu ci Mamadou Diop wax ñoom ñëpp liggéey nañu ci waaye fi mu agse nii tamit si Abdoulaye Diouf Sarr yàlla na ko yàlla àggali mu sotee jàmm mu fekk que ñun ñëpp ñu fekk ko waaw nu góorgóorlu Yoff dafa nekk tool boo xam ne bu ñëpp xëyee suba ba ngoon su ngoonee ba ñuy wàccee du ñu daje fenn kenn mënu koo jeexal comme li nu bokk te ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn mënu koo jeexal kenn mënu koy liggéey ba mu jeex kon nag la nu gën a dolli boole suñuy xol li nu bëgg nu am ko su neexee yàlla li nu bëgg suñ si àndee kii rek jàpp dinañu ko am waaye nag dëkk bi tamit mënoo dox tànk coow du am déedéet dëkk bi foog mu jékki-jékki yëngu nit ñi ñu xool fa dëkk bi fi mu yem léegi li ko yëngal pour ñu mën a avancer mais nag ñu ànd si ci ngor ba nga xam ne dëgg lunte yow ma digga wax ju rafet ji ñu jël ko li jarañu ñu jël ko jarañoo ko bëggu moon a guddal mais guddal naa mais ñu ngi dellu di leen sant di leen ñaanal yàlla et partenaires yi ñu ngi xamante ne yow ma dégg am nañu ko fii lim ngeen fi ay kilifa ñoo xam ne jaar nañu fi liggéeyal Yoff waaw ku mel ne ñoom sama mbokk Tëngéej bi entraîneur ana Khalifa mu tuddati Assane Kara ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dolli sutura dolli aw fanam jàmmal ko waaw parce que ñeneen mënuma leen leen jaar nañu fi yoral nu équipe bi gën na koo bëgg def si seen xam-xam ak seen man-man seen lépp kon nag yàlla na leen yàlla jàppale xin Mbaye Diouf ak ñooyu ñëpp gërëm nañu leen sant nañu leen li ci des nag ngeen góorgóorlu bu ngeen jógee fii ak ma dégg ngeen nekk dans le chantier liggéey ñu am ci ndam yàlla nañu yàlla jàppale Sine Fall kontaan nañu boo dee nga ne le ministre waaye Yoff gépp kontaan nañu ci moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale nit ki nag boo koy jàppale da nga koy jàppale ci li nga xamante ne moo koy yokk li koy wàññi ngeen dindi ko sànni ko fee waaw xam ngeen li koy yokk moo di ñu ànd doon benn yow ma dégg moom te mu xam ne dëkk bi la fi newal waaw parce que lu fi waaye yor rek dañ la ko dénk nun ndomba yéenu yor dañu ko dénk de moomuñu ko buñ see def lu neex wala duñu wax lu neex dana nax suñu bopp waaw nag loolu nanu ko xam lu fi waay yor dañ la ko dénk bu ñu ko dénkee nag dee ci wax a dëkk bi terrain sport bi Yoff ko moom jullukaay bi Yoff ko moom école arabe Yoff ko moom jumaa jëngi nekk jumaa jële Yoff ko moom waaw dafa am loo xam ne Yoff ko moom gaal ak rawante gi Yoff ko moom waaw donc lii Yoff moom léegi tegu na ci loxo kon nag loxo yi mu tegu nañu si liggéey di diisoo waa dëkk bi di ci wax ak ñoom sama boobaa du sooxee gërëm nañu leen sant nañu jaayeen nun nag dama ñëw si kàddu samay collègues yi muy stagiaires yi ñun ay encadreur lañu mën naa wax ne sax du ñuy encadreur comme ni ko coach dañu daan tooñee ñun ay agresseur lañu parce que dañu tey xale yi di leen dawloo suba ak ngoon mais à partir de ce travail bu mu ñu defal lii mu ñu defal daf ko ak fulla daf ko ak fayda daf ko ak mun métier am tax na ba nun xam nañ fi ñuy teg suñu tànk man fallait voir hier bi ma entraîné booy beneen méthode laa leen entraîné malgré ancien footballeur la coach nag moom amuñu luñ ko lu ñaanal ko yàlla la ñuy def quoi ñun mënuñu dara yàlla mun moom nañ koy ñaanal yàlla mu gën a jëm kanam mu wax ses collègues ñi ko ànd ak moom mais ñun les encadreurs amuñu lu ngi remercier les anciens footballeurs parce que ñoom ñoo indi initiative bi pour créer lii yàgg na fi am nag man yàgg naa toog ayat temps wu lycée maak Pedre Sarr ñu ci waxtaan Pedre Sarr ko yàgg am idée boobu la mais yàlla mu ngi soro dogal ñii créé ko mais gars yi amuñu lenn lu ñu leen di ñaanal lu dul di leen remercier di leen ñaanal yàlla ngeen jëm kanam parce que lii mooy Yoff ñun lii la ñu am man chaque fois dama ko fu ma toog ñun Yoff ñu ñoro man Yoff laay tiitaroo malgré sama papa Tëngéej la dëkk mais man Yoff laa am Yoff laay tiitaroo tu vois donc su dee Yoff moo ñu tax a jóg kanam lañu jëm dañuy xàccandoo dóorandoo tu vois mais ñu ngi remercier aussi
partenaires yi leen jàppale ba affaire bi sotti difficile woon na trop métti woon na trop parce que c'est de l'argent qu'on a dépensé beaucoup d'argent qu'ils ont dépensé mais feeñul seen kanam on a fait 12 jours yoo xam ne dañu mel ni ndeyax bàyyi la ñu bokk ñëpp gisoo fi benn jikko ku nekk ak sa jikko mais feeñu fa te bi muy tas il y avait plus de man j'étais parmi ceux qui étaient émus j'étais ému parce que c'était beau on était là 12 personnes on était là 12 jours suba ngoon 7 heures du matin la ñu yeewu ba ngoon coono yi si nekk mais kenn du ko feeñal sa kanam on était comme des frères père et mère te bon li mel nii nag mooy doxal dëkk Yoff lii def fi yéex a am Yoff dafa nekk dëkk boo xam ne ay Ngor sooy dem bay fubal ay Coupe d'Afrique ay Ngor ay Wakam mais ñu nekk fi te ñoo leen dàq fubal mais je ne peux pas comprendre ça quoi nit ñi ñoo war a jàpp si affaire Yoff mu dem la petite catégorie on est là on se sacrifie matin au soir di jàppale xale yi seen i jarbaat seen i sët la ñu yore di leen jàppale te yàlla rek a tax ñu koy def yàlla ñu si nattu maanaam personne yàlla moom si nattu kanam mënul tax ma bàyyi ko nga jàppale ma ban ma jàppale si am on va partir ensemble donc nit ñi yore petite catégorie il faut aussi ngeen di ñu gestu je ne peux pas comprendre dans toutes les communes ñu ngi jàppale petite catégorie di génne subvention à Yoff il y a pas ça te seen jarbaat la ñu yore seen sët la ñu yore les gars vraiment je vous encourage fi ngeen ko téye foogu la ñun Yoff moo ñu ñor nañ ko téye foogu mu jëm kanam am nga bon li may ñaan mooy affaire bi mu yem fii parce que aussi fu ñu ko pour nekk ay initiateur dañ ko def pour ambition pour nekk ay premier degré ay deuxième degré pour mun a avancer football Yoff avancer gis ne nee naa leen mooy li ma wax doon sànq rek Birame Gningue li muy jël di ko def si Yoff toujours kanam la jëm jarul sax ngay takk téere kanam ngay jëm parce que c'est li war nga am beneen vision ak beneen méthode boo xamante ne moom nga yor pour travailler mais dañ leen di delloo wax leen ne li ngeen jàng tey bu leen ko jàng rek toog ci dafa am ñoo leen ko war a jox ñooñu fexe leen ba delloo leen te dañ leen di wax ne aussi tam je parle sous le couvert bi nga xamante ne ñooy yoree footballu Sénégal ak le projet FIFA Forward nga xamante ne aussi tam la fédération ak ay ñooñu dañ ci am programme bu am solo jëm ko si les U15 je crois que waruñu dem di des dañoo war a bokk ci biir def si suñu jéego ba nga xamante ne tey bu ñuy porter les fruits suñu gox yi man du ma wax bu may wax bu ma wax Yoff rek damay wax tànk Ngor Wakaam Yoff ñu am ci liñ ci war a am parce que football am nañ ci woon part am nañ ci fuñ ci dayoo boobu waruñu ko perdre kon damay bàyyi rek ki nga xamante moom mooy formation bi Moussa Dia dégg nga say waaw d'accord di nga am président say ñi nga xamante ñoom mooy say élèves ok donc loolu nekk lu am solo loo xamante ne ñu woon durant mën naa wax fukki fan ak ñaar yow ak ñoom ngeen nekkoon suba ak ngoon donc loolu yëpp day firnde ni c'est une famille boo xamante ne nga nekk ñoom jox leen li nga xamante ne mooy xam-xam tey ñoom wax nañ li nga xamante ne moom lañu gisee mbir yow aussi tam war nga mën a dellu si waat ci li nga xamante ne moom mooy le jury ak naka la tëddoo waaye laata loolu le maire Ibrahima Fall dafa am benn précision boo xamante ne mën na ko joxe na ko jël mu jox bu paree rek ki nga xamante ne mooy le directeur de la formation Moussa Ndiaye mu jël yëkkati kàddu di wax ni dafa naa Yoff dafa am chance bu mag a mag a mag am ku mel na jaraaf bi ñu koy wax léegi am ku mel na le ministre Abdoulaye Diouf Sarr si wàllu fànn boo jël surtout wàllu sport bi nga xam ne moo ñu dajale moo doon lim subvention yi ñuy accordé jàppale bi nga xam ne dañ koy jàppale le monde sportif que soit mu nekk dans le budget wala moom de manière personnelle mu si appuyer le monde sportif dana xaw a difficile ñu xaw ko xayma amul at boo xamee ni subvention yi yokk nu ko jàppale le monde sportif que soit ASC yi que soit Renaissance et même école de football yu bëri yi nga xamee ni dañuy bind ñu catégoriser leen ràññee leen chaque année bu ñuy jot subvention dañ leen di jox donc xam naa ni parfois ñàkk yëg la rek mais chaque année dañuy jox petite catégorie yi nga xamee ni ñëpp bind nañu xamee na leen jox subvention mu di ASC yi ak petite catégorie te li ci gën a am solo mooy chaque fois bu ñu joxee bu ñëwee beneen année bu ñuy def budget ñu nañu yokkaat
donc xam nga kooku nekk na nit koo xamee ni mesuré na li nga xamee ni moom la sport di impacter dans le périmètre communal ak ki nga xamee ni premier projet am à part le quai de pêche li nga xamee ni daf si dox moom ak xaritu ministre Momar Gueye pour indi ko Yoff premier projet mooy rénovation du stade kooku xam na bu baax sport aussi li muy indi si biir dëkk bi mu dox si wax si ba stade bi nii ñëpp gis nañ ko te stade bi bu pare yàlla def na stade bu pare doon na stade bi nga xamee ni à part Demba Diop mooy stade bi gën a mag fii si Dakar te xam ngeen yéen sportif yi xam ngeen stade dafa manqué biir Dakar donc kooku war nañ ko gërëm war nañ ko sant war nañ ko jàppale parce que dafay fekke fa ñuy séddale te chaque fois buy fekkee fa ñuy séddale du fa yaafuus day jël indi Yoff chaque jour bu génnee conseil des ministres woote ni décroché naa tel projet pour Yoff donc war nañ ko di ñaanal di sàkku ñaan war nañ ko di koy gërëm di koy sant di koy gën a jàppale ni ko jaraaf waxee jàppale ko rek parce que aussi bu amee ni ñu koy waxee gémmiñ boo xam ne benn bëñ moo si nekk dafa naa ni doo ko kii dañ koy socc daal muy gën a weex pour di gën a mën a yëy di gën a mën a jàpp loolu laa amoon lu may wax comme précision vraiment di rafetlu ndaje bi ñi fi wax ñëpp maa ngi rafetlu seen ay kàddu jërëjëf. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant kilifa yi fi toog yëpp kilifa yi diine aada ak yëngu-yëngu politique yeeg ñëpp fàttewuma ci kenn damay ragal a lim ba pare juum wala ba jaxase fonction yi ne li ma fi dégg xam naa ne moom il faut que ma am benn déplacement mu def ñëw parce que damay dégg ay fere ay jaraaf ay kii xam naa à peu près lan la waaye il faut que ma jéem ko ñëwaat gëstuwaat ko bu baax a baax waaw parce que comme li ma leen di faral di wax ni entraîneur dafay dañ kumpa li tax muy sob dañ kumpa mooy am na ñenn ñoo xam ne tey fi tey da ngeen def formation après da ngeen war a jël xale yi fi nekk jëm leen teg ci yoon boo xam ne ñoom dafa am lu ñu mën am fu ñu war a jëm mën nañu jaawarle yoon yi yéen nag ngeen woo leen pour mën leen teg ci yoon wi yoon woowu nag pour nga xam ko day fekk environnement bi nga nekk nga xam nga maîtriser ko boo xamul ci environnement bi xamoo yaay kan xamoo ñii ñooy ñan seen ànd dina xaw a jafe loolu laay wax affaire environnement bi surtout environnement culturel ak social boo jàppee fii Wakaam Ngor Yoff mën na am ci wàllu aada ñoo bokk seen aada waaye ci wàllu tarix bokkuñu tarix am na événement yoo xam ne xaw na Yoff xewul Wakaam am na yu xew Wakaam xewul Ngor ainsi de suite ci loolu la foofu laay wax sama dañ kumpa il faut ma jéem ko ñëwaat seet ko quoi ba nga xam ni dina tax mu mën a bu ma jàkkaarloo ak yéen beneen yoon comme li jaabi di wax danaa takk yeneen ndombo kooku histoire la ñun ak ñoom xam naa dinañ ma jéggal sax protocole bi parce que généralement bu may wax du ma wax ay kii protocole damay tëb rek song benn mbir mais ci loolu laay tàmbalee di leen dool yokk nuyoo leen xam ne aussi ki ma fi àndaloon jaabi di def session de formation bi dafa am ay occupation professionnelle ak yaram moo xawoon jagat yi ci stage bi dafa joxe ba finalement moom moo njëkk a daanu stagiaire yi mi ngi Saint-Louis mais yàlla baax na vraiment macha allah mi ngi ci jàmm ju rëy c'est que dafa am cours université kii UGB moo tax ñëwul quoi mais pratiquement ba sànq bi ñëw yëpp ñu ngi jàkkaarloo ci biir kii bi li ma ciy faral di wax nag ci stage bi mooy dafa am loo leen bëgg am foo leen bëgg dem nit nag dafa am lu tubaab di wax dinaa ko jéem a tekki ci wolof mooy bu fekkee ne dafa am foo jëm jéego bu nekk boo teg war na la firndeel li yow fii nga jëm jéego boobu moom dafay mel ni yegg nga tey jéego boobu dafa war a nekk mu nekk loo tàmbali pour mën a ko teg ci beneen jéego xam ma nekkam traduction bi baax na wala baaxul mais en tout cas ci français dañ naan ce n'est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but. Chaque pas doit être en lui-même un but en même temps qu'il porte en avant.
kii jéego bi jéego bu njëkk la ci carrière entraîneur bi ngeen taamu moom laa wax ni manteau bu diis la ba pare weex dafa diis parce que c'est pas facile xam ngeen ci dara wala am na loo ci gis dafa weex loo def lu ci gàkk-gàkk dafay feeñ football moo mel noonu moo fiir am na lu bokkul ci moom rek da koy feeñal du ko dàq de mais da koy feeñal ba nga xam ni ñii dàq ñooy dàqaate wala ñiy toog il faut nga am fit il faut nga am xel il faut nga am dal il faut nga am dañ kumpa bu jariñ toog nañ fi 12 jours bi ñu fi jëkkee daje fii keroog le 10 ne woon naa ne attention affaire bi du yomb de gars yi am na leen loo xam ne waxuma ko nag fii keroog damaa xaar ba ñu wéet ma wax leen ko may leen dafa am benn mot boo xam ne moom laay faral di wax stagiaire mooy ñoom ñëpp pour ñoom ay agresseur lañu lu tax waxuma ko fële nag damay bañ ëllëg comme ni ma xamee à peu près lébu yi ëllëg nga taxaw di wax fere na leen waaye yow may ma sama jàmm yow ngay agresseur mais li tax may wax après agresseur mooy ki nga xam ni dafa ñëw di defar mais day yàq li mu yàq mu ëpp te yàq bi mooy sa bëgg-bëgg rek nga am ñëw dajale xale yi ñëw ne da nga leen di jàngal football parce que ancien footballeur nga mën na am la nga xamoon wala la nga mënoon moom nga bëgg a joxe mais dafa am yoon woo xam dañ koy joxe boo ko mënul nag xamuloo ko loolu laay wax agresseur ma ne leen fii agresseur ngeen fii ak fin stage bi bëgg naa ngeen nekk éducateur maanaam jikko agresseur bi jikko ñàkk xam bi féete boor jikko xam bi tàmbalee ñëw c'est vrai même bu du dara même bu fekkee ne résultat yi joxe guñ ko man tey fi tey mën naa wax ni agresseurs yi ma fi nekkoon le 10 gisatuma leen fi donc am na ay jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci te remarqué naa ko seen comportement parce que groupe boo xam ne aussi jayuma leen waaw pratiquement amu ci benn problème parce que ñun dañ leen doon yëddu lañ leen espionné lañ leen xool di natt di dégg am na wax joo xam ne mu koy dégg sax bu ma ko tontoo borom daf may taxaw di ma xoolaat parce que danaan kii bi may wax lii fan la nekkoon tu vois mais loolu yëpp ay problème expérience la ay consort gis naa fi ñenn ñoo xam ne sax takk nañ fa jabar ba pare di wax naan dama yónnee rek ñenn ñi di junj naan dañu bëgg a ñaareel waaye ñooñu booba taa stage bi dafa leen xoj ba nga xam ni talu ñu ko woon développé donc ci loolu daal moom laa leen di gën a ñaax mooy diplôme ok dafay valoriser ñu ne dafay formaliser connaissance mais li ëpp solo ci session de formation mooy la nga fay jëlee la nga fay xam ci njëlbéen dama leen waxoon laxu kajoor dafay weesuloo man joxuma leen xam-xam dafa ñëw loo xam ñu séddoo ko lenn loo xam ne dafa feeñ ci yéen moom may permettre may rectifier di jéem a adapté wu yéen aussi ngeen ni man lii laa bëgg a yóotu kii bu ma ko dégloo dinaa jël ci moom parce que li ma wax yëpp am na loo xam ne amul yéen ay segg nag ni ma man lii ci laa ci gis sa bopp lii gisuma ci sa bopp naa ko teg de côté ngeen gëstu ci c'est ça loolu mooy idéalu formation mooy comprendre li ma doon def ak li may def léegi wala li ma bëgg a def fan la différence bi nekk bu fekkee li nga naan def moo gën liñ la wax jàppal ci loolu bu fekkee li nga naan def nag attention am na foo xam ne danger la mais am na ay tegtal ak ay leeral yu ma jox naa jàpp ci loolu la nit di progresser c'est-à-dire da ngeen di évaluer dama leen di wax aussi ne la entraîneur dafay jàng kenn moomu ko ku ñemee jàng rek yaa ko moom waaw problème bi du question dégg naa français dégg naa anglais déedéet mooy nga comprendre après nga wax mais chinois yi dañ leen di former ci benn kii mais toll na tey fii xam ne tey ñun jàngat bi ñu ci jàngat depuis un certain temps mooy am nañu loo xam ne war nañ ko jéem a seetaat naka la ñuy defee suñu formation ci làkk yi nga kàllaama yi nga xam ne ñun moom lañu am pour nit ki mën ko comprendre parce que amuñu vocabulaire boo xam ni peut-être ñun ko inventé wuñu football inventé wuñu geste technique yi am nañu kàllaama boo xam ne bu ñu ko bëggee wax par exemple daal ni c'est pas moi tacle wala dribble wala technique de feinte naka lañ koy wax ci wolof am na yenn xam ne mën nañu ko kii am na yoo xam ne dañ ko jàpp adapté ko suñu par exemple boo nee feinte bu njëkk ba ñu da kii footballkat yu njëkk yi dañuy wax naan xaas lañuy wax xaas bi mooy dafa mel ni fii laa jëm mais fee laa jëm
ñu ne fente na ko parce que fente ñoom moomuñu ko ah bu dee dribble ñu ne duut waaw loolu yëpp mais il faut que ñu dajale loolu yëpp nag def ko mu nekk ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu waxee nit dinañu xam xale yi ñi ngeen di encadré ñooñu dàq football ñu gën a xam football la preuve boo leen demee ci ñoom seen langage ñoom xam nga amuñu benn formation mais dinañ wax loo xam ne ci football ñun xamuñu ko dañuy jouer ci mbedd mi macron bu ñu ne sur place seen règlement la ñoom ñëpp taxaw léegi sur place boobu dañ dem ba évoluer ko sax la nga position ba nga jëloon lañ lay wax nga jëlaat ko arrêt sur l'image mais comme c'est extrêmement difficile mais boo leen ko jàngatee xale bi nga xam ne dafa ñëw ñu ne sur place fekk mu armé woon def nii kooku bu ma leen di laaj yéen da leen ban appui la wala ban réaction la question équilibre la te dañu ko jàngale donc ñoom junj nañ ñu ko bu ñu mënul ràññee loolu nag dafay poser problème donc ci loolu il faut ñu gën cee góorgóorlu te bañ a éviter aussi perte temps booy dem ba defaru ba jóg li leen nar a gàllankoor pour ngay perte temps man dama ko jël ci ñeenti fan li nga war a def boo ko deful perte nga temps li nga war a def boo ko defee anam boo xam ne méngawul ak loolu perte nga temps mooy li rapport bi wax naan xam nga nu mu tuddati encore daara ji famille yi wax naan booy def xaw ma lan ah booy def bul xaar bul xaw loolu la fekk xaw ma lan en tout cas am na nu mu koy waxee ah tomorrow waaw mais c'est un truc que j'ai dans mon ordinateur et tout je l'aime bien ah c'est-à-dire waroo nekk fi di xaar tu vois la ngay def ko ba mu jotee bu dul loolu lu ci fekk yow la xaw ma bon donc ça c'est extrêmement important man damay rab de gars damay rab de waaw parce que dama koy déglu donc loo xam ne ba nga ko waroon defuloo ko wala nga ñàkk ko def wala nga xaar pour def ko yooyu yëpp ay perte temps la waaw loo xam ne tey dañu ne da ngay mën a agir entraîneur dafay mën a agir dafay mën a anticiper di gérer bu passé na mais passé boobu il faut quelquefois muy gestu xam nga rawante entraîneur dafa metti mooy rawante boo xam ne il faut nga gestu te ba rawante boo gestu gaa yi rawul gestu mooy il faut nga bàyyi nopp ci li la dirigeant bi wax li la supporter bi wax li la joueur bi xoolee joueur bu ñëw nekk xale jógee fële ñëw ne dafay entraîner football nga jox ko benn système d'entraînement boo xam ne bal bi da ngay gis bal bi ngay da ko dawloo rek mais kooku bu ëllëgee mu ne la ñëwuma nga ko wax mu ne sa papa dafa ma yónni parce que dafa ñëw pour football donc jumtukaay yooyu yëpp la ñu jéem a boole ci 12 jours néew na nag mais dañu junju tey session formation bi fii mu yem tey mën nañu wax ni dugguñu ci biir de ñu ngi ci bunt bi di fëgg comme li waa làmb ji wax kuy fëgg waaw du ñuy fëgg nag ñu la entrée léegi nag année yi ci topp di nga xam fëgg bi ban njariñ la am ak ban anam nga koy daxalee c'est-à-dire que boo leen delloo ci école de football yi ngeen xoolaat ni ngeen di organiser xale yi vous allez voir connaissance yi ngeen am vous allez mettre 1 an 2 ans pour jéem ko ràññee ñuy wax parce que actuellement jàng bi dafa bousculer en 12 jours ñu bëgg la coo jàngaloo la connaissance de l'enfant jàngaloo ci ay problème football nangam dañuy dajale rek après ñu ne xepp ñaari fan ñu évaluer leen ku nekk li nga xam ku nekk li nga mën mais attends des na beneen problème loolu nga xam mën ko naka ngay def maintenant ba joxe ko ba jàngale ko nit dina jàng ba pare ñàkk xam-xam nit dina jàng am ay lijaay su di jeex ba pare ñàkk xam-xam bi mooy doo xam yow noo koy def noo koy jariñoo loolu moo ci am solo te lépp nag li ko lal mu lu fulla ak fayda nee naa leen sàcc bi jóg di sàcc sax day perfectionner technique gu sàccam pour que bu jàllee fii mooy li ñuy wax li gars yi wax léegi dóorkat yi xaw ma ku nekk gaa dóorkat yi ku nekk bu ñuy dóor dafa am benn façon bu ñuy dóore de waaye yow nag boo jëlu sa xel teg ko ci dina nekk problème man daal ci gàttal balaa may wax ay remerciements jëmale ko ci fédération bi nga xam ne moo autorisé stage bi damay gën a aussi encourager regroupement bi parce que c'est pas évident regroupement des anciens footballeurs de Yoff ñëw taxaw am lu ñu fas am lu ñu ndam football ba jékki-jékki pour une raison x ou y ku nekk bàyyi football bi ci pratique bi mais ñu ne non il faut ñu delluwaat
ñun lu ñu xamoon li ñu mënoon wala li ñu doon yaakaar ñu jox ko suñuy doom suñuy jarbaat ak suñuy kii suñuy rakk loolu vraiment il faut nga kenn koo xam ne ku nite ku mën a def différenciation pour mën ko def te kooku dañ leen ciy ñaax yombul nag waaw bu fekkee ne ay millions ngeen ciy séntu bu yow ngeen di xaw xaare léegi le meilleur ah waaw man foofu laa yem ak yéen pour nga yow ak nit il faut nga toog ak moom pour nga toog moom il faut ngeen dégloonte il faut nga wàññi waxtaanu grand place nga def li ñuy wax waxtaan wax bu ñu tànn waxtaan wax bu ñu tànn la ñu seppi ko ci ay wax teg ko ñu séddoo ko jàkkaarloo ko am lu ñu fas loolu moo ëpp solo leen yëpp loolu mooy formation bi jëkk te ni ngeen wane groupe bi ak ni ngeen comporté woo ci biir affaire bi vraiment wane na ko aussi ci seen encadrement yi seen membres yi loo xam ni ay problème du ñàkk problème junj na fi ñu toog xumtoo ko waxtaane ko ba gis ci saafara kenn merul ba ñu xam ne teg nañ ko ci yoon c'est pas la peine may dévoiler fii affaire yooyu am na lu ñu ci wax te loolu ñoom maa leen ci gën a gërëm leen ci gën a sant j'avoue que c'est la première fois may encadré une session de formation ñi organiser session bi ñëw ñu toog ñu séq waxtaan boo xam ni ci kenn ci ñoom la waaw ba sama manteau formateur dama ko teg fële waxtaan ak ñoom comme frère waxtaan ak ñoom comme kii ça aussi am na loo xam ni marqué na ma ci te kooku dama koy delloo njukkal groupe bi ak ñi leen wër aar leen ñii aussi mënuñu tëb wër leen aar leen ba pare même bu fekkee ne taxawuñu am na loo xam ne yóbbante nañ ko ci seen nekkin premier jour bi fii am na discours bu ñu leen wax am na lu ñu leen sas man mun naa garanti ni loolu ñu fi wax am na loo xam ne taxaw ngeen ci dox ngeen ci li gën a bari Ngor Wakaam Yoof ay rawante gaaw lu nekk xaw na ci mais mooy li ma leen wax nee naa leen le problème session de formation bi Assane Kara wax na ko sànq dafa am loo xam ne daf ko junj boole ñetti gox yi te fekk man daan naa ci waxtaan ak Mame Birame ne leen na nekk benn cellule entraîneur boo xam ni cellule Almadies lay tudd Ngor Wakaam yow ku nekk ngi ci biir ak sa particularité waaw ça c'est moom mooy ensemble yi bu fekkee ne wat gaal il faut que ñu déggoo te déggoowuñu ku nekk sa ruq entraîneur bu nekk ñu ruqam moom kenn doo progresser te dañ lay gaaw a dàq sax d'ailleurs man daal foofu la amoon lu may kii di féddali encore sama remerciement jëmale ko aussi ci chef de service départemental muy Alioune Kandji boo xam ne entraîneur la formateur la nekk chef de service fii parce que mooy sànq li ma doon wax rek am na lenn loo xam ne bu ma toogee ba la veille ñu ne ko mais chef dañu amoon benn session de formation te dañ koy tëj suba mu tëj lépp bàyyi lépp ñëw xam naa administration parce que nekkoon naa chef de service administration xam naa bu doon man sax mën naa tax ma ne waaw ñii dañoo toog ba mu dernier moment li ma informé aw ma seen jot mais dafa ñëw mais te xam naa lu tax mu ñëw waaw li tax sax joxuñu ko kàddu moom moo ko ñaan parce que dafa xurfaan te baat bi dafa am ay tolof looloo tax mais am na nu mu doon demee tey fii maire bi toog ak yooyu fii lay toog jiite cérémonie bi parce que moom mooy suñu kilifa bii ci territoire bi loolu aussi il faut ñu kii ko ci ligue bi aussi envoyé nañu Mame Birame pour mu représenter ko président Malick ñeneen ñii mooy docteur Aline Diop ñi ngi participer ci formation bi te ñëwuñu parce que dañu am beneen formation bu ñuy def moom ak Samba Ndiaye ki doon def question arbitrage man daal maa ngi sant ñëpp di kii ne maintenant nag dafa am benn mention boo xam ne il faut ma defal ko nu mu tuddati la fille là qui préparé anu mais xam nga man buuba xam nga man chaque fois ba dem stage premier jour bi laa la ko wax stage dafa am lu ko téye élément central muy alimentation bi Alioune Kandji dama bàyyi ma fet boo lekkul heure wala nga lekk koo xam ne demewul noonu programme bi yëpp day jaxasoo boo war a añ 1 heure nga añ 3 heures wala nga añ 2 heures dafay perturber le calendrier qui vient après et on perd du temps boo lekkul li nga war a lekk pour nga digérer ko histoire la mais macha allah je crois que question boobu bu ma ko posé woon sama gars yi xam naa ni moom am na leneen sax lu ñuy wax dañ leen noté note boo xam ne sax dina génn barrière bi waaw la preuve en est que moom en tout cas daal personne ne s'est plaint je veux pas trahir Diaby mais il a été le premier à me dire mais ñii attention seen stage bi bii attention
est-ce que du ñu dem ba ci digg bi sax ñu ne xoox nañu dootuñu togg lii donc mention spéciale vraiment ak Bouba et am na lu ma waxtaan ak moom nag dinaa ko gën a yokk ñaan yàlla na ko yàlla defal moom xam na man xam naa bien que am na benn waay boo xam ne dégg naa ko mu naan man ka saay defe naa dama bëgg a ñaareel kii mais kooku Bouba na nga ko xool ak beneen bët waaw donc man daal ci loolu daal fa lay yem am na kenn ko xam dafa changé turam dafa naan ñi la sant mais dem ba caag ñu naan ko Kandji mu may ma dugg ci biir di ko woowee Kandji te xam nga am na surnom yoo xam bu ñu la ko waxee rek c'est intime ñoo la koy wax buñ la may yow nga koy nga utiliser loolu c'est que boole nañ ci yow Kandji yaa ngi sàll Baye Birame waaw dafa am ñu koy tooñee Kandji ndax jabar ji moo sant Kandji mu may ma man ma dugg ci biir tooñ gi di ko wooyee ba fi mu na dem naa ba ci yegg sax ma naan jaabi mais ñing wala Kandji kan nan la ci sant après mu leeral ma ko donc yaatal gu mel noonu ak ñi fa nekkoon ñi mu nekkoon ci biir kii yëpp moo tax may la ñooñu ñëpp maa leen di gërëm moo tax sànq bëgguma woon lim parce que ku ci nekk rek am na lu ma gis ci yow am na lu ma jàngal ci yow mën na am peut-être du ma jël lépp mais am na lu bari daal tibbi naa ko ci loolu moo ci nekk ça nag c'est moom mooy côté bi nga xam ni peut-être c'est le formateur moom mooy wax moo leen di aar moo leen di ñaan moo leen di ñaanal beneen bi tax ñu teew fii ok sinon mun na ñu réserver ko voilà. te gis ngeen ko yéen ci biir formation man def naa ne ñaar léegi yëpp dama bëgg ñu ñëpp ñu tàcc loolu. dafa def lu bëri ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci biir aussi ku mel ni El Hadj Diouf El Hadj moom sama koy Elimane Mbengue parce que ku si nekk am na loo xamante ni taxawu nga ko association ba tey mu war a toll fi ñu toll ñun ñëpp remerciement yooyu dañ ko war a jagleel sànq aussi tam def naa directeur yooyu dafa marché si l'enquête parce que bëggoon ko woon wax si commencement bi pour le chef de service départemental de sport Aliou Kane parce que bi ñu laata ba wax nañu dafa xala jagle bi ba tax mu ñaan moo tax sax bi ñuy toog te waxuñu woon sax mu toog ci li nga xam ne mooy si kanam pour diriger ko donc moom it dañ koy ñaan ba bon rétablissement li tax ma ne ñu dagg ñëwaat ci yow pour que au moins ñu jox la Ligue de Dakar à travers le représentant Mame Birame Ndiaye mu yéegi si ay kàddu mais dama leen fàttali si wàllu remerciement yi aussi ñu fàttali ak si hommage ku mel ni ki nga xamante ne dafa génn àdduna dem Pape Thierno Samb Diop nekk koo xamante ne aussi war ko fekk je crois que def naa bu ñuy laajee jeexal wax nañ ko ñu ñaanal ko def naa ñu mën nañ ko ñaan rek jàng Fatou ak ñetti yëngaas ñu sarax ko mu laaj Mame Birame Ndiaye mu jël ñu am donc Mame Birame Ndiaye au nom de la Ligue de Dakar. Président de la Ligue de Dakar muy le président Malick Thiam mi ma fi teewal di ci jëkkee le maire di teg nuyoo bi ci loxo adjoint au maire di monsieur Ibrahima Fall di ci teg aussi conseil municipal bi yëpp suñu kilifa aada yi ñu jaraaf ndey ji réew saltige muy fare Yoff di ci teg aussi Biram ñu ngi ci taxawaayam vraiment aussi ñu nit lu ñu sori ñu ngi dégg taxawaayam bu baax a baax te it muy am lu ci bari ci sutura mu doon loo xamante ne vraiment aussi ñu ko ci nuyu di ko ci encourager di nuyu également chef service départemental des sports Aliou pour vraiment disponibilité am ni muy taxawoo football bi li muy taxawoo sport de façon générale vraiment heure boo ko fëggee
mu taxaw man xam naa ci dara parce que souvent même lu jëm ci association des entraîneurs saa yu ma Moussa woowee ne ma ool Aliou wala nga envoyé ko message donc tout de suite mu réagir et souvent réaction yi yëpp dafay favorable donc loolu aussi vraiment ma ko doon seede di ko nuyu bu baax a baax di nuyu aussi le président du district de Dakar bi nga xamante ne tey stage bi moom ci département bi mu jiite ci la nekk muy Ndiaga Diagne moom aussi ci disponibilité am ak vraiment ay compétence am moom it nag ku farlu ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu football wàllu tàggat yaram de façon générale di nuyu aussi directeur du stage bi mu nekk également sama président au niveau de l'association des entraîneurs nekkit koo xamante ne nii tey yàlla def na tey maa ngi fi daje ak Assane Kara moom moo ñu doon encadré ba ñuy def stage donc tey jii ñu ñëw toog bokk ak moom jotaay bi c'est une fierté donc bët boobu lañ koy xoole parce que dafa am loo xamante ne nii nit ki bu la jàngalee surtout njàngale moo xamante ne nii yow boo dajeek moom du sëgg yow doo sëgg donc je pense que loolu lu yàlla rek moo ko mën a fay yàlla na ko yàlla fay ñuy nuyu aussi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy le regroupement des anciens parce que ku initier lu toll nii fexe ba dajale maanaam askan wi Moussa daf ko junju sànq te foofu defe naa ne falaay tàmbalee parce que ba may ne ndaw ñi ñu doon tàggat dañu doon wax ne football c'est d'abord un modèle de rapprochement humain dañ koy def parce que dafay maanaam fexe jegeñale ay nit boo xoolee tey les anciens footballeurs am nañu ay connaissances ba fu sori man xam naa ci dara ñu xamante te football boobu moo tax ñu xamante ba amalante ay teraanga ñii tuddante ay doom ñii mayante lu ne donc loolu aussi nekk na loo xamante ne nii daf koy indi mais yemul foofu mais daf ma ne c'est un modèle de rapprochement humain mais c'est aussi un domaine d'expansion de la culture daf ko cee yokk sànq président daf ko junj ba may ne ndaw de lañ ma ko waxoon mënu ma ko fàtte ba léegi pour te dire que njàngale dafa am solo te loolu aussi maa ngi koy gërëmee ki nga xamante ne nii tàggat na ma muy Djibril Albert Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm waaw parce que loolu yàgg na ba mu ñu koy def ci ñun mais liñ ci déggee mooy aujourd'hui maanaam su fekkee tey da nga am ñoo xamante ne da nga leen di tàggat war nga bàyyi xel nit ki ci boppam nga xam ko parce que yow ambassadeuru askan nga yow mi di tàggat mais ña ngay tàggat dañu war a doon ëllëg aussi ambassadeuru askan tey buñ nee askanu lébu maanaam ñu wax tànk tey yow foo mën di dem dafa am valeur yoo xamante ne war na feeñ ci yow parce que loolu lañ lay xàmmee waaw kii fan la jóge ñu valeur yi ñuy xool ñu ne kii de fa mu jóge gis nañ ci moom c'est-à-dire day refléter moom fa mu jóge valeur ya fa nekk ci wàllu njub ci wàllu yar ci wàllu teggin ci wàllu xam-xam parce que valeur yooyu la ñuy nàmpale ci fi nga xamante ni moom mooy tànk donc loolu valeur yooyu moom ngay yóbbaale parce que loolu lañ lay xàmmee pour mën la jox cër bi ci war même pour être intégré il faut être reconnu et c'est extrêmement important donc valeur yooyu donc en tant qu'éducateur parce que éducateur nga nit nga koo xamante ne tey amatuloo vie privée xale yi ñi ngay yor ñu ngi lay xool lan ngay wax lan ngay def fan ngay dugg fan ngay génn parce que yow yaay nekk ak ñoom yaay représenté seen yaay yaay représenté seen papa yaay représenté seen ndijaay yaay représenté enseignant ba nekk ci école ba c'est-à-dire ñi ngay représenté dafa bari donc rôle boobu nga am
bien que nag activité principale bi football la mais dafa am yeneen ak yeneen yoo xamante ne moo ci làqu kon fokk nga xam loolu yëpp pour mën yow di dem parce que amatuloo droit kii mu jeng yàlla nag mooy mottali mais yow defal sa kéemtalaay kàttan mais jiitalal ne lii may def nii dama ciy jaamu suma borom bu boobaa yàlla mun na cee gunge ci mbir mi ba la nga ci namoon nga am ko ba bu ëllëgee boo ko gisee doo rus doo sëgg parce que di nga am fierté parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi fi ma doon nekk ak ñoom tey fierté la ma dajeek ñoom ci biir salle bi donc je pense que am na ñu fi nekk je vois Junior qui est là-bas donc vraiment moom tamit nekk une référence donc loolu day nekk fierté je vois Ibou donc qui sont là ak ñeneen donc loolu vraiment maa ngi leen koy ñaax ne leen mbir mi du yomb mais nag il faut commencer caabi yi bari na am ngeen caabi bunt bu njëkk bi ubbi ngeen ko dugg ngeen ba ngeen jotee bu ngeen jotee seeni attestation ngeen ne tey ay initiateur lañ jàpp leen na foofu la xam-xam commencé bul ne jot naa diplôme bi am naa xam-xam déedéet fa la xam-xam tàmbale mais xam-xam nee nañu bu ñu la dénkee neel man awma xam-xam baa ngi ci ña ma dénk naa dem jëli ji ko les anciens là am na lu ñu xam am nañu vécu de leen jege di waxtaan ak ñoom ci la ñuy def parce que weccoo boobu mooy tax ngeen gën a yokk gëstu bi donc vraiment maa ngi leen di encourager donc di remercier encore une fois vraiment initiative bi nga xamante ne nii jël ngeen ko di remercier Ilimane vraiment vous venez de faire un très grand pas yal na leen yàlla jàppale lu ngeen ci ragal yal na leen ko yàlla dàqal lépp lu ngeen ci namm it yal na ci yàlla teg loxoom ba mu àgg fu kawe seen njort jërë ngeen jëf. manto ngeen ma solo tey généralement benn manto bi jaabi laa ko daan jox mooy le manteau du bourreau ki nga xam day exécuter rek jàpp jaamoram liñ fi taxaw toog tey ci suba gi mooy natt nañu liggéey bi ñuy liggéey en 12 jours ñu ne nag léegi nañu seet yan résultat lañ ci am li ma bëgg a interpréter ci tàng-tàng bi moom mooy sànq wax naa ko lijaase bi am na ci solo mais li gën a am solo moom mooy la nga fay jëlee comme xam-xam dafa am benn terme boo xam ne man neexuma bien que am na mooy du ñaan examen da ngay admis mbaa nga échoué terme échoué man neexuma échoué dafa ma nekk loolu la xam ni bon def nga lépp jeex lépp toog fële de côté bokkatul nangam man li ma préféré moom mooy le terme ajourné lu tax mooy ajourné koo xam ne dañ ko laaj mu nekk à jour seen téléphone yi ngeen di yor da ngeen toog jékki-jékki nga bëgg ko actionné téléphone bi bañ daal di cliquer daal ne mise à jour ah wala lu loolu waaw day planté wu ana Abdou Khadre ah bu planté woo léegi loo jël daan la mais kii dafa soxla mise à jour maanaam am na fenn foo xam kii noo ko pour man aussi examen la foofu laa koy wekk quoi dam ñaan ko amul mise à jour la mais donc examen ñaari fan la am da ngay admis mbaa nga bañ a admis waaw nii mbaa nii rek mais ci tey kii bi ñu amoon am nañu 28 la ñu évalué ci 28 yi kenn rek lañ ci ajourné 27 yëpp jàll nañu kenn lañ ci ajourné waxtaan nañ ko suñu biir ah te kooku ñu ajourné am na leen loo xam ni après dinañ jokkoo ak moom mën na am fenn foo xam ne bu ñu ko fa tegee day uti lijaasa bi mais peut-être xam-xam bi ngi ci moom dafa am benn effort yu mu war a def tuuti rek yu war a def tuuti ñeneen ñi am aussi il faut ñu def seen bopp ni war nañu gën a yokkat góorgóorluwaat gën a gëstu li ñuy def parce que affaire bi yombul de gis nga y a des gens qui m'ont appelé au téléphone waaye kon sama yaram bi sama yax yi sama kii mais parce que vous n'étiez pas prêt rek xam nga examen kii yéen examen moo leen tiital ensuite c'est vrai c'est pas facile toog pendant 2 jours li nga doon def en 15 minutes 20 minutes ñu tey ñu ne la 8 heures midi 3 heures 6 heures nga taxaw ko boo préparé wul saa waay da ngay daanu et pourtant wax naa leen keroog ne leen boo leen pare bu leen dem tëddi boo leen demee sangoo leen ndox mu tàng nelaw yeew heure suba teel nga naan yeew dem jullee pare commencé def marche vous allez diminuer la fatigue mais xam naa ne compagnie Djibi Diallo ñoom defuñu ko ñoom
dañoo tëppërle rek Jibi donc ci anam boobu daal ci gàttal lool la léegi nag damay di liiral parce que dañ leen classé aussi par ordre de mérite loo xam ne bu xasee ba am rawante dafa am kuy raw waaw rawante dafa am kuy raw kooku c'est la vie waaw même ci biir njaboot sax dafa am kenn koo xam ne taaw bi ba moo jiitu dafa am cër bu mu am boo xam ne peut-être ñeneen ñi amuñu ko mais bu ñu ko amee tamit dafa gën a wàññeeku tuuti loolu moom moo ci nekk. alors bi ñuy defee kii ba pare ba jury bi délibéré ki nga xam ne moom la yàlla def mu jiitu mu ngi tudd Matar Niang Matar Niang am na moyenne 14,5 bi ñu leen bi ñu Matar Niang ana moo tax ñëwul ya mais Matar il faut que non nee leen ko résultat am kii naa ko waaw Matar Niang ensuite Mamadou Mansour Diouf Mansour am na lu ma lépp ci biir wax ji xam naa wala déggoo ko wala ma wejee ko kon nag naa bàyyi Seyni Diouf Aliya Cissé mais Aliya sànq bi may wax ay affaire daara ji war nga ma jàppale Abdoul Aziz Sow defe naa tu vas pas mettre en équation notre formation xaw ma équation à 2 inconnus xaw ma 3 inconnus Amar Ndiaye Amar je crois que yaram war na sedd ba Issa Seyni Ndoye Issa anam Issa entraîneur day jonge day pànk dégg nga li ma la wax waaw Thierno Khalidou non Thierno i parce que nee na nañ ci def i bi i c'est Ibrahima mais nee nañ bind i bi Balde waaw Mamadou Ñing El Hadji Dun Paate Ndoy gisuma samay photo de Mbeng la Mbeng c'était pas toi waaw El Hadji Dun Paate Mbeng waaw Dun Paate Ndoy Mbeng mais yow laa la samay photo yaa koy lan le résultat est mis en réserve en attendant si les photos ne sortent pas ñu baare ko waaw Mam Saliou Gaye Mam Saliou il faut te traiter tes adducteurs là ça pose problème Alassane Samb Alassane Ndir Samb Alassane mu ne laaju ma leen coach bi laa laaj léegi nag coach bi gisuloo ko foog nga delluwaat ci gars yi laaj leen dégg nga Saloum Sonko à la prochaine session tu vas dire j'ai assisté à une session de formation au kii Abdoulaye Ngom Diène mais ki dama ko war a tëb sax bu dama wax turam parce que en plein stage il s'est permis di rocce ko dem takk jabar Djibi Diallo mu ne non paa yi dama leen wax dem rek ñu dem ñu may leen quoi ma ne ko yow nga dox ba mu sotti Djibi Cissé
waaw mes respects coordinateur Cheikh Abdoul Khadr Ndiaye mais gisuma crédit bi de Abdoul Khadr aw ma connexion de Moustapha Gueye ana Moustapha waxtaan ak sa waay waxtaan ak sa waay Moustapha kii ni ñu fekkoon keroog ci évaluation bi wala du woon yow kii ñu fekkoon ñu toog ba di la attaqué la Ibrahima Mendy mais Ibrahima Mendy moom mën nañu ko bañ jox parce que nee na moom premier jour bi rek boo doon na arrêté ñibbi ak mi na Amadou Baylo Ba et tes mémés ils t'attendent toujours tes mémés là ils t'attendent toujours ah moo yor aquagym bi ah léegi nag mais attention ah aquagym bi ah ah oui waaw mais nee na buddi rek la mënoon El Hadj Malick Ndoye vous allez me permettre de m'attarder un peu sur El Hadj Malick. C'est le doyen du groupe. Premier jour, il se blesse. Et généralement, dans nos stages de football, boo blessé gars yi ñu teg ci tous bi tu n'es pas évalué. Malgré tout, il est allé ñu constater un cas de fracture là. Mais chaque matin que le bon Dieu crée, il est le premier à être ici, à être présent, d'y participer aux cours, sauf cours techniques, ça demande l'utilisation du pied. Je vais vous dire, ça a été un grand problème pour nous au niveau de l'évaluation. Dans 10, mais attends, comment on va l'évaluer par rapport à ça? Mais comme que ancien joueur, le temps nous savons ko, te bimi gagne aussi gis nañ ko. On s'est dit qu'on a une idée sur ses capacités techniques. Et ce qu'on compensait, c'est vouloir en tant que tel. Moi, je me suis dit il y a des cas de jurisprudence du posé. À part ça, il pouvait faire toutes les autres formes d'évaluation. Et Ben Bobu, moi, je dit au départ, pour que ce niveau technique. Et dès le premier jour, on s'est dit, attends, ils ont un bon niveau technique. Parce qu'ils sont anciens joueurs. Donc, courage et bon. Doyen d'âge, et sa discrétion, même en salle, il est tellement discret pour intervenir. J'ai compris pourquoi il s'est effondré à la fin pour pleurer. Mais comme dit Charles Chaplin, il faut savoir marcher sous la pluie pour éviter que les gens voient les larmes. Félicitations, El Hadj Malick. Moussa Niang. Moussa Niang, gisuma sketch bi. Ah yow. Safiatou Ngom. Les gars, le football n'est pas un gentleman. Généralement, dañ les dames d'abord. Man juñu naa leen benn bëñ day weex jëbi stage bi mais la rigueur des classements du football moo tax mu indi ko fii bu doon loolu dañuy jaxase kat kii bi yëpp jiital ko jëkk a tudd mën nañu ko jëkk a tudd sax ne admise na ba pare retourner ci kii bi mais c'est la rigueur du protocole et de la compétition xam nga football dafa am benn période boo xam ne compétition amatul góor amatul jigéen waaw dañuy xeex rek mais et c'est bien battu avec ses armes. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Mais accroche-toi, je crois que nous avons une campagne pour nous. Il y a une fille, nous avons une session, nous merci Sophie. Alassane Mbeng. Tu vois, Alassane, ça ne sert à rien de faire des fautes. L'essentiel, c'est de comprendre.
Ibrahima Diène mais Ibou foog naa ne da ngay génne fii naan pimpon Habib Diène et Ibrahima Diakhaté. Ibrahima, il faut rectifier ton angle de tir. Hein? Dans les pilonnés, avec des coordonnées exactes. Waxuma tir de couverture mais tir pour atteindre l'objectif. Ça c'est un langage entre toi et moi. Voilà donc Mbolomi, les résultats de l'examen portant sur l'évaluation du stage. Donc sur les 28, il y en a 27 qui ont été déclarés admis. Le 28e, il est ajourné, comme je le dis. Et moi, je me mettrai à sa disposition avec les autres pour voir dans quelle mesure le qui. Mais d'abord et avant tout, qu'il reste au niveau du groupe, surtout pour être encadré. Parce que échanger des signes bir, yoy, mo len di gëna formé. Qui comprendre won ne li la comprendre, qui ne ko non comprendre mu lolu, tek kenn ñew passé, ñen ñi discuter ak ñom. Dootul nekk werante, day nekk waxtaan, day nekk un thème bu ñu teg kenn ci yéen passé ñeneen ñi ils ne cherchent pas à le descendre. Et je reviens encore sur le groupe. C'est le groupe où personne n'a essayé de descendre l'autre, contrairement à beaucoup de stages où quand les gens interviennent, c'est pour descendre le copain. Mais encore une fois de plus, félicitations et quelquefois aussi, autant je vous ai dit, vous étiez des agresseurs au départ, maintenant vous avez frappé à la porte des éducateurs. Mais je vous dis aussi, bienvenue en enfer. Comme en enfer, c'est le métier d'entraîneur, ici au Sénégal. Merci. C'est que, Hassan, volontairement, j'ai fait ma terre. Parce que relation, mom ak Wayof, c'est autre chose. Là, dañ ñëw sax ñu seppi ko. Tek ko fele. Mo romane koku, digënt fofu duma ci dugg. Mais maa ngi moom am na lu ñu séq waaw maa ngi moom am na lu ñu séq mais diggante boobu du mu ci dugg donc Assane waaw Yoff laa lay bàyyil waaw. man nag dafa am benn affaire bu ma dal ci sama métier entraîneur dafa am lu ma gis Yoff amul fenn man la yàlla na to benn affaire Moussa. Ma entraîné équipe bu lébu yëpp ba mu des Wakaam Yoff dama fi dugg nekk entraîneur dëkk Tëngéej gis nga lébu ñoom ñëpp mbokk lañ fii dafa am affaire bu ngeen am bu jafe Moussa ñaata stage nga def yoo xam ne nit ñi gisaat nga leen après ñii ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñii seen équipe ngay gis ñett ñu bokk ndey ak baay di football ñii laa entraîné dëkk bu ñu dem ka fa dëkk Yoff nekk ca dëkk ba talatul leneen lu dul équipe ba ñi nga convoqué wul ñu nekk joueur ñooy raxas bool yi ñooy yàq ñooy maase joueur yi ñu may jël Tëngéej oto bi musul taxaw pour jël ma damay daw dugg ci oto bi yéen nag Yoff gis nga ko yaakaar def nga initiateur gis nga initiateur xam nga lan butéel ñu sol ko ba fii mooy initiateur nekk gu leen entraîneur du ngeen ko sax na ngeen dem nag ci foofu ñu leen jox xale yi ngeen naan Chelsea ak Bayern nag du loolu vous n'êtes pas des entraîneurs vous êtes des initiateurs nga ko sama affaire boo wax yéen li ngeen mun ci xale yi seeni parents mënuñu ko mais dem entraînement bënn sa nopp jël benn tubéy def ko fii du ngeen loolu vous êtes des éducateurs pour mu leer beneen bi gis nga su ngeen génnee buntu bi ngeen fàtte li ngeen newoon am na ñoo xam ne dañu ko def pour jéngu entraîneur kenn du ko jéngu Moussa merci d'avoir dit à ces gens-là bienvenue dans la galère dàq leen entraîneur bi kenn du wax dàq leen président bi ba pare ngeen am lu jafe nag lu raar gis nga see monsieur la toog fii yaa un monsieur la ñu ngi la kii
heure bu ko nit séenee télé wala dëkk ko rek jox ko cër mais bu ñuy wax digne fils mais dégg ngeen ñu naan digne fils de wala ñu naan bon sang ne saurait mentir tubaab moomu ko nègre ko waroon moom pour ne le citer que lui parce que j'ai discuté avec certains garçons mais Biram yal na yàlla dolli wér yàlla boo dajeeg loo ragal te yéen Yoof lu ngeen jàppante doyul gis nga yéen ñii nii toog fii su ngeen bëggee RS dem day dem fi mu nekk yéen a ko fa yóbbu yéen ñii la du kenn yéen a fi wax Moussa nga ne wat gal jéego am na beneen bu gën a garaaw ñi bu ñu di wax rakk topp mag rakk jiitu mag topp wala ngeen di wax laakoon fàkkoon xaw ma na woon xam nga loolu yéen a ko wax mais jëfe leen ko ngeen dem nit nag nit boo ko ne yàlla na yàlla fay sa xol na nga xool kanam gi yàlla bu ngeen dajeeg lu ngeen ragal bu ngeen bëggee dem nag première division xam ngeen fan la xam ngeen li ngeen def xam ngeen naka la su ngeen bëggee toog fii nag nekk leen ci loolu ñu génn fii way diw du ma jiite diw nii ay mag bu ñu nekkee fenn da nga leen di fekkee leen laaj gis nga ñii li ñu dund ci équipe bii man may benn entraîneur boo xam ne bi kenn du ko xaar man heure bu ngeen duggee terrain bi leen ma fekk ma toog ci mur bi ñaan coach bi ñëw na ñëwul boo duggee fekk ma foofu waaw ma jële fi nit yóbbu ko Mauritanie mu wane fa exemple boo xam ne kenn musu ko muy dëj mais nit boo nekkee fenn da nga fay nekk ambassadeur fa nga jóge yéen loolu ngeen bokk mu ñu leen féewaloo di dem xamante ngeen bu baax ku nekk xam na kuy kan fii am na ko xam ne boo jaxlee xam nga fa nga jëm waaw donc ma ne jël leen seen yëf bi yéen fa mu war a nekk jël leen seen yëf bi Yoof yéen a ko moom fii amul coréen amul chinois yéen ñëpp waa Yoof ngeen stage bii Moussa ñii ñëpp boo leen soxla woon benn seconde nga wax kenn mu indi ñëpp yeneen yi kii mu nga dëkk Payku kii nga dëkk Koutal mais c'est pas possible ngeen am loolu mun leen dem yéen a bëggul dem merci. Safiatou Ngom, au nom du ministre du maire Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi lay remettre sa attestation di am mbégte bu mag di lay remettre attestation bi di lay féliciter di lay encourager di lay ñaax si liggéey bi di lay wax ni bon continuer yaa ngi si biir xale yu góor yi mais continuer mën naa ni lii rek vraiment jar na ñu gërëm la bu baax féliciter la donc jërëjëf félicitations. Pour faciliter les choses, on va commencer par les doyens qui sont là-bas. Ensuite, on fait le tour de table. Quand tu as un diplôme, tu appelles le récipiendaire. Hein? C'est pourquoi je dis ça a été donné dans le désordre. On a remis le premier diplôme à Safiatou parce que c'est la seule fille. Hein? Voilà. La discrimination positive, c'est pour faire genre. Ouais. yàlla defal jàmm defal ko moo demul jullit diplôme bii may joxe nii kii moo koy jox nii yàlla na nekk njiglaayam yàlla na nekk njiglaayam lépp loo xamante ne lu mu ci bëggal yàlla ci yàlla def lu ëpp njortam kii nag ñaax la dégg naa léegi kii ko doon joxe na ne benn la bu amagul ñaareel te am na ñetteel ba ñeenteel kon demagu leen fenn kon góorgóorlu leen ba yàlla yóbbu leen fu ngeen bëgg a dem allah bismillah ala sayyidina Muhammad Félicitations.
passe ñu signé ko. Ablaye Ngom yaa ngi toog. yaa ngi toog. Mame Saliou Gueye. Ndiaye ñaar moo koy jox. Mansour Diouf ak Seyni Diouf ngeen ñëw. te Mansour Diouf. Seyni Diouf. Félicitations tout le monde. Doudou Pathé Mbengue Amadou Ba ak Alassane Mbengue. Félicitations. Merci.